mbokk téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu dellu si waat fii tey jii si alxames bi ñeenti fan si weeru juin atum 2020 am mbégte dalal maître El Hadj Amath Thiam nekk juriste consultant ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci wàllum état d'urgence bi wàllum tamit couvre-feu bi naka noonu wàllum honoraria ak congrès de la renaissance démocratique bi nga xamante ni démb dañ demoon ca cour suprême naka noonu daan waxtaan tamit mbirum Bougazelli te dem mu am liberté provisoire maître El Hadj Amath Thiam maa lay dalal jàmm si suñu plateau. asalaamaaleykum El Hadj Malick maa ngi nuyu ñëpp ñuy teewlu ci rajo télé ITV di la ndokkeel ci dalal bi ma dalal fii. ok jërëjëf dafa émission bu neex waaw. incha allah ci kanam tuuti dañ ko yaatal waaye dañuy dem ca ministère de la santé et de l'action sociale ànd fa ak ministre bii di Abdoulaye Diouf Sarr. moom mooy jëwriñ bi ñu déglu ko mu ñëw ñun ci tolluwaayu coronavirus bi ci Sénégal. test yi ñu def toll na ci junne ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci xayma boobu nag ñi ci ñëw positif nekk na juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent boo koy xayma ñaar fukk yu nekk juróom-benn. ñoo ci positif ci ñooñu positif nag juróom-ñaar fukk ak ñeent yi ay cas contact la yu ñu doon suivre fii ci suñuy service fukk ak juróom yi ay cas communautaire lañ leen tudde cas communautaire yooyu ñu ngi nekk ci Dakar Nord ñett Dakar Ouest ñaar Grand Dakar benn Bargny benn Touba benn Tivaouane benn Mbao benn Rufisque benn Diofior benn Matam benn Thilogne ñaar ñuy aussi noté que ne tey am na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent patients yoo xamante ne wér nañ danañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër tey am nañ tam fukk ak juróom-benn cas yu ñuy tudde cas grave nekk su suñu service de réanimation. Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale alors maître El Hadj Amath Thiam ñoo ko déggandoo gis nga coronavirus bi tamit tey amaan nañ aussi yeneen cas 89 naka noonu ñu am tamit 99 yi nga xamante ne am nañ si tan ñu ngi wér ak 1813 yu nekk sous traitement sa premier commentaire. bon comme ni ko ñuy di constaté gis na parfois affaire yi évolution variante lay nekk. parfois da gis cas yi day gën a bëri parfois ñi feebar ñi affaire ñi am contamination day yokku parfois ñu wér gi yokku affaire bi daal dama jàpp ne classico la aller retour la rek daal mais ak lu mu si mën di dem daal ñi ñaan yàlla na gër yi di ëpp tout le temps daal cas yi daal day gën di wàññeeku gër yi di gën di yokku daal waaw loolu daal la ñaan yàlla te li ma seetlu cas particulier mooy tey dama gis bu njëkk ba Dakar ak li ko mu daan gën a am surtout département Dakar mais tey dama gis ay département yi di nekk ci ay Thiès dafa laal léegi département yi ne ci biti ñi ngi commencé am. gis naa ko ci cas communautaire yi. alors maître El Hadj Amath Thiam juriste consultant nga lu gën a sabab ñu invité la fii mooy wàllum yoon ñu d'abord ñu gis ni couvre-feu bi am na réajustement ci commencement ba nekkoon na de 20h à 6h après mu dem de 21h à 5h du matin léegi de 23h à partir d'aujourd'hui de 23h à 5h du matin comme ni ko ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye waxee jàpp nga ni mbir mi ànd nga si wala nu mu demee nii. waaw ànd naa ci nag parce que. aussi wala yow da nga jàpp ni couvre-feu bi si boobu dafa doon dañ. non couvre-feu bi mu dañ moom ànduma ci franchement. nañ maintenir couvre-feu bi ba pare bàyyi ñu mën a bàyyi yi nga xam ne mën nañu ñàkk ñu bàyyi yenn flux ñi dem ak a ñëw. parce que aussi quoi qu'on puisse dire dëkk il faut ñi di dem ñi di liggéey Sénégal dafa nekk réew moo xam ne informé bi dafa am solo trop ci koom-koom réew mi. te ñi ko yor informé ñi ko yor ñu ngi toog seen kër yi leen tere ñu dugg ci réew mi wala dem fu ñu bëgg a dem amuñ pouvoir de bouger d'aller et de venir seen pouvoir d'aller et de venir dañ ko interdire. loolu moo tax parfois dëkk bi gisoo dafa tembale am na ñoo xam ne sax ñoo am nañ seen liggéey bopp mais ñi ñuy liggéey loolu nekkul ci réew mi mën nañ leen téye mënuñ ñëw moo tax daal affaire bi je pense que couvre-feu mën nañ ko maintenir maanaam genn wàlla kasara moo gën kasara. voilà loolu laa genn wàlla kasara moo gën kasara kon yow àndoo benn yoon si ñi naan 23h ba 5h du matin daal moo nañ ko bàyyi rek dindi ko. non mais waaw non même bu ñu koy def sax 4 temps sax moo tane benn instant ñëpp dem toog seen kër yi parce que moment bi ngay toog 4 temps sax yi ñuy aay ne ñu bu même 20 minuit ba 5h du matin ni ñuy toog bu kenn génn mais diggante boobu mën nga ci am ay cas yu bëri. bu ñuy dem toogee seen kër yi mën na cas yi mën na wàññeeku.
parce que contact bi lay bañ tant que fi noonu day xool tey suba del xool mun na am xam nga couvre-feu bi dañ koy yokk ba 23h del xool diggante 21 ba 23h mun nga xam ñaata cas ñoo ci am ñaata ñoo ci am contact. mun nga xam doo xam am ñoo dañoo namoon génn namoon saafonte danañ génn entre 21h ba 23h mais diggante boobu mën nga ci am ay 5 cas on peut. non loolu nekk la lu doy waar alors Me El Hadji Amath Thiam ci wàllum communication jàppoo ni état wu Sénégal dafa yéex a réagir wala nag gis nañ c'est vrai loi d'habilitation am na fi mais le 2 couvre-feu waroon jeex le 2 ñu bëri doon xaar nguur gi wax dégguñ ko démb le 3 nit ñi doon xaar tamit ak conseil des ministres ak tamit wala ci journée bi ñoom ñu àddu si dégguñ ko ba waral démb ak bërki démb am manifestation ci Dakar ak tamit ci yenn ci gox-goxaat yi est-ce que yaakaaroo ci wàllum communication mbir mi dafa yéex. bon xam nga c'est relatif xam nga état bi dafa am information xam nga fii ñun amuñ ko yow amoo ko man amuma ko te ñëpp xam ne ne bi que état d'urgence militaire wala ñu naan wala maanaam situation boo xam ne ay situation de guerre lañu nekk wala situation d'insurrection wala yooyu situation de santé publique la c'est la santé publique qui est menacée. mais dans ce cas-là c'est les spécialistes de la santé médecins yi professeurs yi ñooy toog na président lii lañ gis ak lii président di appliqué mais président ñi mu war a déglu suñ na ko gauche day dem gauche suñ na ko droite day déglu en fonction des circonstances yi nga xam ne moom information am na ko boole ko lu ko médecin yi wax mais si président xamu ci dara ci wàllu santé moom ak yow mën a yem lu muy def lu muy déglu professeur lu ko professeur président lii lañ war def lii kat moo jaadu ñëpp d'accord mu xool ci la ñëpp d'accord mu jël les décisions administratives idoines mu appliquer c'est tout. alors les couvre-feu bu waroon jeex le 2. ñoom waxuñu ci dara ba tey ñu soogay leeral nit ñi que ni 23h ak ba 5h du matin la. lépp légal na ci sa gis-gis. bien sûr parce que bu lu fàtte en matière de circonstances en matière d'état d'urgence c'est l'autorité administrative qui a les pouvoirs dañ ko yokkal yoon da ko doolee pouvoir am quand je dis pas l'autorité administrative c'est l'exécutif c'est le gouvernement ce sont les ministres en particulier le ministre de l'Intérieur et les autres ministres qui sont concernés et les préfets les sous-préfets ñooñu administration bi mais député yi ñu topp naan député am na ñu ma dégg ñu naan certains juristes ils se du takki naan admet pouvoir de réhabilitation bi bu président defee 12 jours am yeneen 3 mois assemblée nationale moo xam moom président amul droit pour jël ay décret kon décret yi baax demeewul noonu mais député du am autorité administrative député amul droit jël benn acte administratif ban acte administratif nga si député jël ko député yi c'est pouvoir législatif la gérer voter loi lañ ko sant loolu moo tax ñu voter ñu fal ko voter loi ak suivre l'action du gouvernement ak suivre les comment dire les lois de finances ndax mi ngi dox gouvernement bi li mu la nattal ci ay loi de finances rectificative wala loi de finances initiale teel xool ba assemblée commencé wax da gis loi de rectificative yu bëri parce que dégg nga sax benn Macky Sall jël na benn ordonnance nee na voyage yi séminaire yëpp dañ koy arrêté mais il faut dem assemblée jëlal loi wane ne dama laa joxoon lii pour nga jëndee ko pétrole léegi gannaaw pétrole bi doxul léegi yow ministre bi amul droit ne gannaaw pétrole bi doxul damay jël budget bi yóbbu ko feneen xaalis bi ligne de crédit bi la assemblée modèle soo ko bëggee changer da ngay dellu ci assemblée defal loi de finances rectificative fi mu toll nii xaalis bi ñu la doon préparer pour gouvernement di jël ay séminaire ay voyage d'affaires ay yenn yi xam ne annulé lañ ko ak billet Makka yi waroon a joxe budget bi ñu prévoir pour billet Makka ren Makka amul ak billet yi ñu prévoir pour Popenguine ñu war a dem Rome billet yu xam amul mais xaalis bi dañ koy jël assemblée dañ dem def loi de finances rectificative ñu jël xaalis bu assemblée ne gannaaw demu leen ren Makka amul ren Rome amul xaalis bu dugal leen ko feneen loi moo ko may gannaaw loi leen ko mayoon loi moo koy dindi mayaa leen ko mu def ko feneen alors mais maître manifestation yi woon démb ak manifestation yi woon bërki démb loolu si état bi teeloon réagir wax exactement mbir mi nan la fas yéene tëddee ndax dafay arrêter wala dañ koy réajuster wala lan moo ko ñu doon xaar ba tey est-ce que loolu suñ ko defoon manifestation yi dina am. non xam nga affaire bi moom ñetti parti ñoo fi nekk y a les spécialistes y a l'administration l'État y a la population ñii ñooy éclaireurs yi ce sont les spécialistes l'administration éclaire les déglu pour jël les bonnes décisions en tenant compte les décisions prises par les spécialistes après c'est la population qui subit population bi dem na ba jàpp na moom li mu subir nii jàpp gisatul ne lii lu mu war a tegoo la mu tegoo ko dafa jàpp ne genre jaay doole la ak jaay gaaw ak liñ gis ne peut-être liñ doxalee ci mbiram xaalis beeg yooyu ak ceeb bi séddale bi ni mu xam dañ gis ne dafa jeng ñu nekkoon ñun duñ ko nangooti gannaaw yéen ngi def leen nekkooti foog ngeen bàyyi dem liggéey gannaaw mooy leen ñu li ngeen ñu war a jox li ñu yelloo joxu leen ko kon da ngeen ñu bàyyi dem ñàkk defar suñu bopp mais du ngeen ñu war a jox la ngeen ñu war a jox joxu leen ñu ko li ngeen war a def leen ko parce que ñu xañ ñu bañ a xam naa peut-être loolu moo indi fépp beeg yooyu mais si sa gis-gis lan moo mais je ne pense pas que état d'urgence bi peut-être moo indi lii parce que dund nañ ko ñaari weer defuñ dara alors lan moo si sa gis-gis lan moo indi erreur bi ba population bi li ñu bëri jàpp ni xaalis bi ñoom dañ ko dugal seen poche. peut-être mën naa jàpp ne manque de transparence loolu la si jàpp dama jàpp ne loi d'habilitation war nañ ko seeraat bu lii pare. waaw leerul. non loi bi ci bopp loi bi ni ñu ko tëggee. loi bi ni ñu ko tëggee parce que loo gis rek jàngat la àddina
àddina dañuy loi yi matuñ dañuy manqué dañu am problème mais parfois da nga ay circonstances situation da ngay ay situation yoo xam ne da ngay xam ne lii dafa laaj defaraat fii Sénégal actuellement Covid bi dafa wane ne am na manquement ay défiance yu bëri parce que Sénégal actuellement dafa am loi yu bëri nga gis ne ay loi suppu kanja la. kon gaa yi doxee waaw ay loi yoo xam ne dañ ko war a xoolaat dañ ko tëggat loi yi dafa am manqué. comme lan comme ban. parce que loi de réhabilitation bi yow commencé circonstance exceptionnelle nga jël benn nit bu ñu la réewoon état de droit la am des institutions qui fonctionnent normalement am exécutif am pouvoir législatif am pouvoir judiciaire nga jël benn nit pendant 3 mois nga ne ko réew mi lépp li fi dox yaa ko doxal lépp loo signé noonu la pendant 3 mois kenn du la contrôler mais loolu état de droit mais y a ce qu'on appelle un contrôle minimum assemblée war na am au moins benn contrôle minimum su président jëlee benn ordonnance ñu saytu ko xool ndax ordonnance bi jaar na yoon ndax ce qu'on appelle la dépense est opportune maanaam dépense fu war a jëm normal na ñu xool ko mais bàyyi ko muy doxal tànn ku leen neex parce que boo xoolee sax en matière de loi d'habitation code des marchés publics day nelaw amatul fu mu doon code des marchés publics nelaw na fu mu doon gré à gré moo xew non code maanaam gars yi dañuy dérouler nu mu leen neexee. non code des marchés publics amatul kon loolu lu ñu signifié mooy dañuy dérouler nu mu leen gisoo neexee. code pénal sax ay loi exceptionnelle la ñuy jël loi yoo xam ne mais fi mu doon dégguma la code pénal depuis loi d'habitation génn le 2 avril la code des marchés publics nelaw gisoo mën nañu laa wax ne ay maay kaay jox na marché te c'est légal parce que gré à gré nangu nañ ko parce que loi situation d'urgence lañ nekk en cas de situation d'urgence yoon may na ñu def au lieu ñuy xaar appel dox day jël procédure bu yàgg léegi nag procédure yàgg la président di bañ moo tax yoon may ko appel moo tax yoon may ko na ko nañ def loi d'habilitation pour mbir yi gën a gaaw mais ci kaw loi d'habilitation dafa am pièce dafa xaw a dangereux lu tax lu toll ni réew doo jël ay milliards jox ko benn président na ko defal dawalal lu la neex depuis 3 mois yaa loolu am contrôle du am dara amul contrôle assemblée nationale wala contrôle du contrôle assemblée nationale fi mu toll nii bu doon drapeau ñu ne mi ngi am berne assemblée nationale non mi ngi xandoor fu mu toll nii si yoon loi yi ordonnance yi président jël lépp assemblée dafa waroon xool yi nga xam ne dafay jëriñ askan bi mu dem légaliser ko def ko une forte loi xoolal tey loi président ordonnance président njëkk jël ordonnance numéro 1 portant sur le licenciement pour motif économique c'est pour faire pour garantir les droits des travailleurs mais loi boobu amul loi boo gën a rafet ni ko président tëggee dafa gën a ku si mënul sax fay lépp dafa gën a dooleel fay 70% dafa gën a dooleel ma ne droit travailleurs mais si yoon bu nekkoon député yi vraiment yéen askan bi bëgg nañ travailleurs yi gën leen protéger mais ordonnance boobu président jël mais dañ ko waroon dem def ko loi mais bu loi d'habilitation bi jeexee mënutul nekkati ci biir loi bi lu président jël rek mën nañu ko ratifier mais su loi bi jeexee mënutuñ def dara. kon daal yow da nga jàpp ni jamono ji daal mbir mi ni muy doxee ni muy tëddee lu bëri mën na si lëndëm ba askan bi daal du xam mbir mi nan la mujjee ba xaalis bi ku si nekk daal. mais di ko jëfandikoo nu mu la neexee. mais du ko ci réseaux sociaux boo lire rek nga xool commentaire yi da nga xam ne Sénégal yi jox ñoom li gars yi doxalee si dal na seen xel dal seen xel baromètre baa ngi ci réseaux sociaux yi. kon dafa waral ba population bi tamit seen xel teey seen xel ñaaw. ba ñu génn di manifester. xam nga dafa am benn affaire xaalis bi dañ koy xëcc di ko jëfandikoo. ñu la neexee ñun tamit ñu liggéeyuñ. waaw loolu la wala ñu neex dañuy def li ma tey ñu ne fi ma tey. mais réew bu ñu yeggee ci benn affaire dama koy faral di wax ne leen réew nañ moytu benn affaire ay njiit nañ yërëm ñi jiital nit bu la yàlla jiitalee yow mi ne si kaw da nga yërëm ñi suuf respecté ñi ci kaw man gawuma kuy jël autorité di ko saaga kilifa kenn di ko saaga waaye kilifa tamit dafay yërëm askanam benn ngi noonu ñaareel ba man damay faral di wax ne réew bu ñu yeggsee benn instant ba citoyen yi amatuñ confiance ki lay jiite wala citoyen bi amatul confiance ci justice bi ko war a atte là ça devient dangereux te dafa mel ni prémices yooyu ci lañ toll dañoo dem fu mu doon justiciable yi gëmatuñ justice bi citoyen bi aussi gëmatul ki koy gouverner xoolal défiance yi mais at yi ngay gis ku dem dugg ci ay population mais xoolal xam Cap Skirring ay population dem di nangu gendarmerie mais ça c'est grave mais si loolu la moo ko indi parce que tey soo dégloo bu baax ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mu ni aussi lii day wane ni état bi muy déglu bu baax askan bi alors mais tamit si askan bi est-ce que amul ñuy dem ba jàpp ni voilà léegi pour ñu mën am yenn résultats yi wala yenn faveurs yi foog ñu génn manifester su ko defee état bi mën a dellu ginnaaw wala waaw ñoom dañu jàpp ne état ndënd lañ yor il faut nga tëgg leen ñu doog a réagir boo leen tëggul dafa am ñoom noonu lañ mel mais am na ci doomu aadama ñoo xam ne fee waxoo leen jox ma duñu la jox même seen jaw bu leen wax lii dama duñu xool lay xam ne lii war na nekk ñu tëb def ko il faut nga laaj leen ñu doog laa joxe wala il faut nga xuloo ñoom ñu doog a génne peut-être dañoo toll ci état boo xam ne il faut que population wan ko ne ko carrément pare nañ pour reyante ko yow jaale suñu bakkan mu doog a jël ay mesures d'apaisement mais bu ñu mënuloo état bu ñu mënuloo population suñu mënulee population à chaque fois population bi soxla day génn ci mbedd mi taal fii mu nekk ay mouvement d'ensemble état bi revenir te état waru woon dafa faible faiblesse coupable état waru ko ne quelle que soit la gravité des faits l'état doit rester fort même dans l'illégalité l'état doit rester fort même dans l'illégalité l'état doit rester fort parce que ñun ñëpp état lañu yaakaar bu ñu amee ju jàll fu ñu dem yow foo jëm boo jaaxle état bi lu mu bon ñun moom lañu yaakaar man je préfère un état nul et fort mais état lu mu bon état la alors mais démb xam nga Aly Ngouille Ndiaye ba tey si biir waxam muy leeral ni que ni suñu nekkee état d'urgence muy militaire yeeg ñëpp daal pare nañu léegi démb militaires yi nu ñu génnee noonu jaroon na ko si sa gis-gis waaw
parce que ça dépend ci ampleur bi xam nga ñoom ñoo nekk ci terrain bi. ñoom ñooy mesurer ampleur dégâts yi ñu commencé jël parce que il faut imaginer ñu Aly Ngouille Ndiaye toog këram ñëwul militaire génn policiers yi fi nekkoon est-ce que mën nañ contenir loolu parce que bul fàttee les cordons de sécurité 3 cordons de sécurité moom ci maintien de l'ordre y a la police d'abord. mooy premier cordon de sécurité après la gendarmerie ñëw après l'armée. waaw boo xoolee sax manifestation yi bu amee bu demee ay stades yi ngay xool toujours police bu nekk ci biti mu ci biir lay nekk. effectivement gendarmerie ñooy circuler ñooy encercler ci biti. parce que ñooy deuxième cordon de sécurité bi léegi nag bu affaire rëccee police gendarmerie mooy ñëw su rëccee gendarmerie nag armée doo ko génn. moo tax armée toujours en état d'urgence armée dañu koy parfois état de siège la ñuy génne armée. mais xam nga tax armée bi génn démb. circonstance situation la sax parce que état de siège ba la police est débordée gendarmerie du circonstance administrative yenn nii ñu armée fi gën a jege gars yi ñëw juste pour dissuasif. waaw loolu kese la daal jéem a nit ñi mën a bàyyi daal saa waay nag oto militaire yi ñeexul a ñeme nag. waaw seen oto yi rek waaw. neexul ñeme am na solo. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal maître El Hadj Amath Thiam nekk juriste consultant. mën ngeen woote si 33 824 88 06 ngir participer si émission bi alors léegi ci wàllum situation juridique ba tey état d'urgence bi da nga jàpp ni ba kañ foog daal loolu dafay dépendre si coronavirus bi état d'urgence bi ñu nekk nii. waaw bi ñu koy voté loolu tax ñu voté ko de. bi ñu jël état d'urgence bi. waaw Macky Sall le 23 bi mu njëkk a jël état d'urgence bi. oui yoon may ko 12 jours. oui xam nga yooyu moom moo ko moom. waaw 20 d'office moom moo ko moom. 12 jours bi jeexee. day dem ci assemblée mu may ko ñetti weer. oui mooy ñetti weer ñu ko may. n'est-ce pas mi war a jeex le 2 juillet. mais ça c'est-à-dire day aménager day xool. waaw selon les circonstances évolution bi. di déglu information kii mi lañ ko wax muy ajusté. noonu rek mais du tëb rek di dóor ah. am na solo am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko très rapidement allo bismillah. bismillah. kilifa gi soo ñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi fa nga ñu woowee. dégguñu la de allo. Touba bismillah. waaw Touba laa leen. ñu lay dégg. alhamdulilah. allo kilifa gi dégguñu la de nga baal ñu soo mënee woote waat ndax déggin bi daal vraiment neexul dara. Amath waaw fa nga toll woon fi nga toll woon waaw. waaw dama doon wax ne état d'urgence li tax ñu dëggal état d'urgence ngay xool le but pour lequel l'état d'urgence a été voté. C'était situation exceptionnelle situation de péril de santé. de situation exceptionnelle mesure exceptionnelle comme ni koy waxee. loolu am na solo am na ku nekk si ligne bi allo. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi ziar bu baax. alhamdulilah delloo ziar. di rafetlu émission bi bu baax a baax. jërëjëf. waaw dama amoon contribution bu ma bëggoon a jàllale. bismillah ñu lay déglu. waaw dama bëggoon nag ñi nga xamante ni ñoo féetoo fii Sénégal. ñu am dawal compréhension ci benn côté wane ne instant bi kenn pertul état rek moo perte. waaw population bi nag man sama genre gi ñun ci commerce li ñu yëngu ñii di yëngu ci mbay ñii di yëngu ci ñaw ñii di yëngu ci gi ku nekk boo évaluer say perte ay centaines de mille ngay wax. mais état moom pertam jamono ji ay milliards de milliards ay milliers de milliards lay doon. kon donc nag ñun jamono ji suñu taxawaay bu dëkk bi nekkoon en guerre sagam ku nekk population bu nekk sax war naa indi benn xeer sax sànni ko ci guerre bi. sàkkamtumaa nag bu fekkente ne ki ñuy xeexal xamuñ ko ku nekk ci ñun war a jouer partition bu am solo. kon donc li ma gis démb li ma seetlu démb acte de défiance la boo xamante ni un citoyen normal waru ko doxalee. man je suis un jeune te loolu man xalaatuma koo def ci contexte bu demee nii maa ngi rappeler nag toute la jeunesse à l'ordre ñu xoolaat taxawaay yi xool ne mbir mi métteegul métti bi ñuy wax ni yëpp dañ koy sabablu rek di ko oo mais métteegul te métti bi bu ñu bàyyiwul xel dina jëm ci kanam te buñ fa yeggee état dootul mën a dara ci loolu une population bi dootuñ ci mën di dara te keneen ku jógee ci bitim réew di ñuy dimbali dootul amati ndax ku nekk boppam lay tal kon jamono jii ni ñu ressaisir balaa mu trop tard franchement loolu laa amoon lu may jàllale su ma juumee ci kàddu yi maa ngi ciy jégalu bu baax a baax te di leen di remercier. jërëjëf di lay gërëm bu baax di la sant alors El Hadj Amath Thiam léegi suñu demee ba le 2 juillet incha allah baal ma am na ko nekk ci ligne bi allo. allo. salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi ziar de. alhamdulilah delloo ziar. naka yi tey. alhamdulilah. waaw dama bëggoon participer tuuti rek am question boo laajaale sa invité bi. waaw man nag dama nekk conseiller municipal quoi.
allo. waaw ma ne dama nekk conseil municipal. waaw fan. bon ci benn commune rek. waaw moom tamit fii waaw. bismillah nga baal ñu nga yëkkati kàddu gi. waaw dama nekk ci conseil municipal ci benn commune. yaa may dégg. waaw maa lay dégg. waaw léegi nag bon comme yi li ñu wax ne pouvoir yi ñu may président. mu njëkkee woon 12 jours après ñu yokkal ko ko 3 mois defe naa. léegi dafa am ci biir loolu lu mu ci coppaloon commune yi. da nga takk écouteur wala allo. waaw da nga takk écouteur. waaw ma takk waaw. waaw dindi ko baal ñu ko dindi ko. yaa may dégg. très bien bismillah ñu lay dégg. waaw léegi dafa am lu mu ci compaloon maire yi quoi communes yi. pour bu nekkee ne bëgg nañ délibérer wala def dara lu jëm ci Covid bi c'est pas l'appel ñuy woo conseil municipal bi bureau municipal bi rek mën na réunir léegi dama doon laaj sa invité bi boo xam loolu tamit ban instant la war a jeex réellement ndax tamit bon ñenn ñi mën nañ ci abuser ban instant la war a jeex moo bi ko président di jeexal ñooy ànd jeexandoo wala day jeex avant. bu président continuer wala yooyu daal laa bëggoon laajte. te tamit deuxièmement ñu bëgg ñu Sénégal dañu tàmm di wax lenn bu amee lu xew ñu ne nañ def nii nañ bàyyi ñu def nii nañ rafet njort nañ dugg nii mais affaire bi nekkul foofu ndax mënuñoo jël voté 1000 milliards wala lu ko ëpp ne dafay jëm ci nit ñi pour ndimbal ñu koy joxe kenn xamul nuñ ko joxee ñuy laaj ay réponse ñu naan ñu def leen ndànk ak xaar leen lii xaar leen laa tu loolu. nit ñi bu ñu defee li ñu war a def kenn amul lenn lu mu ciy wax. te nit ñi tamit wax nañ dëgg comme président dana nañ jéem a vivre ak maladie bi. waaw mais kon kay nañ dindi lépp. dañuy jéem a dund ak moom dañ nañ dund ak moom nañ dindi lépp. ah kon yow noonu nga gisee. ah bien sûr dañ nañ dund ak moom kon su ma la déggee bu baax même couvre-feu bi ñuy def de 23h à 5h yow daal da nga jàpp ni dañ ko waroon dindi benn yoon. dañ ne vivre avec Covid bi. waaw il faut apprendre à vivre avec le virus. waaw kon kay jeex na léegi nañu def mesure barrières yi la ñuy jël léegi ñu dindi lépp ñu jéem a dindi ak virus bi def naa loolu la. jërëjëf. voilà merci. jërëjëf. Amath soo ko mënee tontu si laajam bu mu laaj. moom nee na conseil municipal la. li ma lay wax benn affaire la pour jox la benn exemple tey nit ki mën ngaa am mën ngaa blessé foo xam ne. mën ngaa am blessure boo xam ne mënutoo jàpp julli parce que boo jàppee da ngay sa gaañ amee mais ça veut pas dire que dañ la aay na la bul jàpp li des sa àddina c'est pour le temps de blessure bi wér la blessure bi wéree normalement mooy principe mooy da nga dem jàpp booy julli mais ki nga xam ne dafa gaañu ba mënta jàpp kooku dañu wax mu tiim d'accord kon loolu circonstance exceptionnelle gaañu boobu moo di tiim bi mais par principe booy julli da ngaa war a jàpp mais at boo jàppul yoon daf ne dafa am yàlla dafa benn atténuation mooy tiim n'est-ce pas loolu la julli sax am na ay atténuation principe exception julli mooy da nga war a taxaw soo mënul julli nga toog soo mënul toog nga tëdd julli sax loolu yëpp ay atténuation lii circonstance exceptionnelle la xam nga dans la rigueur des principes mooy en temps normal mais dañoo nekk ci temps normal en temps normal conseil municipal bi ñu réunir conseil yëpp ay toog ak maire bi ak le représentant de l'État c'est-à-dire le préfet ou le sous-préfet parce que moom mooy légaliser moom lu mooy contresigner les délibérés rendus les décisions rendues par le conseil moom su ko contresigner baaxul voilà moom mooy contrôler ce qu'on appelle l'action des maires ici ajoute que loolu noonu boo xoolee le ministre Oumar Youm le ministre des collectivités locales Macky Sall dafa jëloon benn décret wax ne dana leen dafa ay allègement pour ñoom ñu permettre leen seen procédure de décaissement xaalis mën a gaaw pour ñoom ñu mën a utiliser efficacement seen gox yi ak gox-goxaan léegi nag Macky Sall moom ci li ñu ko may ci li ko Assemblée nationale compal ci 3 mois ci la compal collectivité bi da ko yéen ko compal mu compal la gars yi léegi moom ku soo compal jeexul loolu soo compal lu mu fay des loolu leer na. dañ ko compal ci la compal gars yi. allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. alhamdulilah. ça va bien. fa nga ñu woowee. maa ngi woowee Mboro. bisimilah ñu lay déglu. ça va bien di wax rafetlu seen waxtaan bi. jërëjëf. di wax ne li xew démb ci Sénégal fan yi ci Sénégal. metti na ba àgg ci lool. état bi sonn na population bi sonn na waaye nag li ñu sonn ni ñu gën a population amul pexe bi mu xeexee feebar bi état bi tamit li mu mën def na ko ci waaye dafa ñu gëm ne feebar la boo xam ne dafa wàcc ñu war a xeex ak moom mais man li may ñaw rek mooy li mu wàññi li mu yëgalaat loxoom ba 23 heures. kon yow da nga jàppoon ni daal
allo da nga jàpp ni dañ ko waroon bàyyi 21h bi daal baaxoon na daal loolu nga gis yow. saa waay 18h sax baaxoon na. ah 18h. waaw loolu la ñuy xeexee ci jàmm. mais 18h teelul. dama ne wuy ma. man bi doon man la tey maay président. waaw 18h lay lépp di taxaw. waaw xam nga lan moo tax ba gën a garaaw. waaw lu tax. li règlement yi ñu tëral ci jumaa yi tey par 1 mètre distance 1 mètre nangu nañ ko jumaa yi mais da ngay imaginer marché yi 8h ba 18h nan lay nit ñi di daje. contrôle ci marché yi amul néew doole yi tamit mooy ci amul masque homme de tenue jàpp la ndulli la ba nga xam ne ndulli nañ la nga xëy di wuti dafa am ñoo xam ne dañoo yore tenue bi te xamuñu sax ñu jox leen ko waaye nag suñ fekkee ne seen tenue boobu la ñuy néewlee doole doomi aadama yàlla ëllëg am na lu muy gis de moom. jërëjëf. dañ leen jox suñu tenue pour ñun la. jërëjëf ñoom ñu war teg ci yoon bi ñu wàccee yoon nag. dara du dox. jërëjëf. sëñ bi yal na yàlla defal jàmm rek. bi ñu jógee amiin. yàlla na am en même temps sëriñ si. noppi nañ trop. sëriñ si noppi nañ trop. ni ñuy waxee ci màggal ak i gàmm. toll nañ fi ñu war a génne de. pourtant Serigne Mountakha Bassirou Mbacké wax na yàggul dara barki dem. xam nga dama ne xam nga doo xaar ba mbir am nga doog a wax. jamono ji gis nga ni ñu doon waxee ci weeru koor gi kilifa diine bi ni ñu ko doon waxee ci nit ñi nañ dellu seen xel ci yàlla. xam ne mbir mi sëriñ si nañu génn ñu wax ak taalibe yi nañu génn ñu wax ak nit ñi parce que Sénégal ñaar ñoo fi nekk président ak sëriñ si ñoom ñoo yor suñu réew. état ak sëriñ si ñoo yor suñu réew. jërëjëf ak kër abbé yi mais kër abbé yi doo ko dégg benn coow. jërëjëf c'est normal. jërëjëf waaye lu tax nit ñi di wax ay julli lañ nag. jërëjëf toujours ci coow li ci ñun lay génnee coow wax li ci ñun lay génnee lu ñaaw li ci ñun lay génnee kër abbé yi seen lépp jóg bi depuis départ ba léegi ci dañoo tegu ci yoon. jërëjëf kilifa gi ñu xaaraat tamit beneen téléspectateur si 33 824 88 06 am na ku nekk si ligne bi allo allo kilifa gi baal ñu nga wàññi télé bi. ok d'accord baal ñu nga wàññi télé bi. waaw d'accord. bisimilah ñu lay déglu fan nga ñuy woowee. man maa ngi wootee fii dëkk bu ñuy wax Gandiaye si bokk ci Kaolack. bisimilah ñu lay déglu. ça va na ngeen def. alhamdulilah. di rafetlu émission bi rek. di nuyuwaale seen juriste boobu l'éminent juriste la. maître El Hadj Amath Thiam. maître El Hadj Amath Thiam. di ko sant di ko gërëm wax dëgg fa la ci contribution yi muy joxe ak leeral yi muy ñuy jox. contribution bi ñu ci am rek mooy ñun dañu commencé fléchir. tubaab yi nag am na lu ñu doon xaar ci ñun ba waxoon nañ ko ñu bëri waxoon nañ ne Afrique ay milliers de morts ay millions de morts la ñuy am est-ce que demuñ ci loolu. ak mbir mi nu muy demee nii tey feebar bi nekk fii ñuy xartu di génn di manifester pour ñu bàyyi lépp wàllante foo utul finalement foofu lañ jëm ñu bàyyee loolu xel bu baax a baax. parce que ragal nañ ko lool waxoon nañ ko prédiroon nañ ko mais yaakaar naa ne ak situation ni muy demee nii fa lañ jëm. loolu moo nekkoon contribution bi rek Sénégalais yi bàyyi seen xel bu baax a baax ci loolu beneen ba mooy damay laajte juriste bi manifestation yi am ni ci état d'urgence xale yiy génn gis nañ ci démb Kaolack am na benn xale boo xamante ne autopolice daf ko fël ñu ne mu ngi ci diggante dund ak dee na wala deewul ñu laaj juriste bi ndax ci moment yooyu noonu ña ko rey lan la yoon wax ci ñoom parce que est-ce que ñooñu am nañ droit manifester ba loolu di leen di lal tey ay bakkan di ci rot lan mooy affaire ñooñu ak yooyu lii moo nekkoon sama question ci. vraiment di leen di gërëm di leen di sant. jërëjëf Amath. waaw mu ne ndax kii manifester ci moment boo xam ne. xam nga état d'urgence moment boo xam ne maanaam yoon xam état d'urgence déjà li ko tax a jóore mooy yoon dafay wàññi liberté individuelle liberté nit ñi liberté dem ak ñëw dafay wàññeeku. yoon aussi mooy tënk nit ki fan la war a dem ak fan la war a yem ak kan moo war a ubbi liggéey ak kan moo war a tëj donc ci la aay yooyu yëpp ba pare tegal la couvre-feu na la heure bul génn mais bu leen fàtte dañoo ne ci couvre-feu donc ku génn tu es dans l'illégalité non seulement tu es dans l'illégalité mais tu commets une infraction nit ki nag mënoo commettre infraction par demande réparation c'est comme si ma ñëw leb la yàmbaa na lebal ma yàmbaa nga jaay ma dem tux ba pare ñëw nga la fay man la fay ma da nga may porter plainte damay laaj sama lebal ma yàmbaa ma tux ba pare ñëw nga ne ma fay man la fay ma da nga may porter plainte
mu nekk si ligne bi allo allo. El Hadj Malick. bisimilah kilifa gi. allo El Hadj Malick. kilifa gi ñu ngi lay dégg bisimilah. waaw ñu ngi lay nuyu. alhamdulilah. di nuyu invité bi. Maître Thiam. di rafetlu bu baax émission bi. bëggoon joxe sama participation si situation couvre-feu bi. El Hadj Malick vraiment ñun dañu nekk si dëkk boo xam ne daal naqari naa jiite trop. président boo xam ne bu defee lii ñu ni ko waroo def lii bu defee lee ñu ni ko waroo def lee. waa léegi kon ana état maître ana état l'état seul l'état est souverain. état moom mooy xool li nga xam ni moom moo baax ci askan wi mu def ko. président Macky Sall moom moo war a toog en âme et conscience mu décréter couvre-feu ay xale yu ndaw nga xam ni bu leen bàyyee ñu génn defuñu lu dem naan di naan ci ataaya. di créer banditisme ñu dugg taal dëkk bi sama fii la torpeur ba ni laam-laamee am nañu ci ñàkk seen bakkan ak ñu ci ñàkku seen bakkan loolu moom dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem ak dëkk bu mu mënti am dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem. xam naa annoncé woon nga ko mooy situation Bougazelli man mi militant APR la waaye libération Bougazelli moom bëgg naa maître wax ñu ci lan la ci xalaat ndax dafa nekk loo xam ne dañ koy ñaawlu bu baax a baax ndax mënuñu comprendre ku nekk ci pouvoir bu la takkalee ñu pare ñu génn la dans une situation boo xam ni kenn mënu qualifier situation bi jërë ngeen jëf. jërëjëf waaw. voilà comme ni ma doon waxati sax. relancé sànq ci question bi. waaw effectivement waaw li ma doon expliqué mooy dafa am benn affaire wax dafa ma métti parce que dama constaté ne bu couvre-feu bi commencé bees premier couvre-feu bi Macky Sall jëlee 12 jours yi force de l'ordre di commencé téye xale yi di dóor ñëpp a jóg dal ci kaw force de l'ordre tax ngeen dóor xale yi wala leen a dóor wala leen a dóor mais ni xale yi def gendarmerie bi xale yi demee def gendarmerie Cap Skirring ak ni ñu def Touba ban droit de l'homme si nga gis mu jóg di kaas ak policier wala force de l'ordre kanaa ñoom amuñ droit la kanaa bokkuñ ci droit de l'homme mais quand même li ñu def bu xale yi def léegi mais nañ jóg ñoom it ni ñu doon jógee bi policier dalee ci kaw xale yi ñu ne waru leen def c'est force yi c'est pas proportionnel ak du yoon amuñ droit dóor leen mais policiers yi ñoom kanaa bokkuñ ci réew mi wala amuñu ay droit de l'homme bokkuñ ci droit de l'homme mais temps yi ñoom ñooy subir te est-ce que dégg nga benn droit de l'homme bu ci wax mais pour quelle raison doon na war am na suñu beneen téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo. 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 waaw ñu ngi ziar. alhamdulilah delloo ziar. naka yi tey bàyyi nañ ci jàmm. alhamdulilah. fa nga ñu woowee kilifa gi sant bu baax maa ngi leen di woowee Touba. bismillah. baal ñu nga wàññi télé bi. waaw mën nga wax directement allo yaa ngi may dégg. waaw maa lay dégg bu baax. waaw man ne ñoo ngi rafetlu émission bi bu baax di nuyu sa invité boobu El Hadj Amath Thiam. ñu bëggoon àddu rek indi benn contribution bu ndaw par rapport ak mesures yi nga xam ne ñi ngi ko doon wax tey. mais man seetlu bi ma ci def mooy bu ma gisee maladie bi ni mu demee ci réew mi. ak proportion yi nga xam ne mi ngi koy jël parce que tey ñëpp gis nañ ne cas yi mi ngi yokk nombre de décès yi di yokk ba pare ñu jël mesure d'assouplissement yu mel nii. man damay gis ne vraiment day am contradiction te comme lii kii dugg sànq wax bu ñu fàtte ne waxoon nañ ne ay milliers de morts dana am te ku ne xam na ne Sénégal ak ni ñuy dundee man je pense damay ragal na est-ce que mesures yi allo. allo yor nañu déglu. man est-ce que mesures yi danañ ko mën a respecter parce que fi ne mesures yi ñu jëloon sax nit ñi respecté wuñ ko woon à 100%. kon bu ñu continuer jël mesures yu mel nii ñu ne dañuy ubbi yoon yi nit ñi war a dem war a dikk ça va poser des problèmes. jërëjëf. te est-ce que ñu ngi imaginer man damay xalaat actuellement bu ñu jour bi ñu war a ubbee xaw ma dimanche la xaw ma est-ce que ñu ngi imaginer rush bi nar a am ci garage yi parce que ñu bari ci ne bëggoon nañu génn mënatuñu génn rassemblement yi fa nar a am mais lan la nar a jur est-ce que loolu bàyyi nañ ci xel. jërëjëf. beneen bi aussi mooy damay. gis ne très rapidement. waaw mesures yi nga xam ne moom la ñuy jël mesure d'assouplissement yi dama naan est-ce que du dëggal li ñenn ñi nga xam ne dañu doon douter ci existence maladie bi. parce que boobaa mën nañu wax ne ñii kat dañuy caaxaan parce que maladie bi mënul bu ñu nee maladie bi fii la toll ba pare ñuy jël mesure mel nii kon est-ce que li ñu doon wax dëgg la.
kon man daal vraiment di gisuma woon dama gisoon ne daal ñun ñëpp ñoo war a jàpp ci xeex bi. jërëjëf nit yi metti na nag mais ñu jàpp ci xeex bi affaire yi jóge fii ñu mën a delluwaat à la vie normale. jërëjëf di la gërëm bu baax di la sant alors maître. oui. ñoo ko dégg noonu kàddoom yi. waaw kàddu yi rafetlu naa ko parce que aussi comme on dit rek loo gis rek mesure boo gis am na ay conséquences yu positives am na conséquences négatives état bi li mu waroon def na ko bi feer bi jotee jël na toutes les mesures yi doon lépp lu mu jàpp ne su ko jëlee feer bi dana mën a taxaw wala dana mën a kar propre développement bi def na ko dem na ba ci mujj ba ñu teg ko pression nañ ubbi jumaa yi moo fi njëkk ñëw ah na grave parce que aussi ñi ngay gouverner nee nañu ñun bëgguñ lii mais il faut nga revoir c'est pas parce que da nga tàppante mais nit booy la yàlla jiitalee da ngay jéem a doxal xool nooy ajuster affaire yi di xool jeu d'échec la rek gars yi force jumaa yi ñu ubbi ñu leen espérer ñu def yàgg population bi ñu wàcc ci mbedd bi ne aussi voilà nañoo bëgg a dem suñu yoon état moom def ay mesures appuyer parce que aussi ki ngay gouverner aussi il faut nga déglu ko am na solo ñaari carte yëpp war a déglu gouvernant ak gouvernement nañu déglu loolu am na ku nekk si ligne bi allo allo salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi ITV. yaa ngi en direct si ITV. yaa ngi en direct soxna si. mën naa participer si émission bi. waaw baal ñu nga wàññi télé bi. wàññi naa ko. bismillah fa nga ñu woowee. maa ngi woowee fii Dakar Foire. bismillah ñu ngi lay déglu. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo. waaw ma ne. waaw yow rek nañu déglu soo ñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi soxna si. waaw dama bëggoon participer pour une seconde rek. bismillah. parce que ñu ngi rafetlu émission bi bu baax a baax a baax. di remercier gan bi ngeen invité noonu. Amath Thiam. waaw di ko encourager bu baax parce que mi ngi jox ay leeral yu am solo. mais léegi man sama problème mooy Sénégal xamuñu lu ñu bëgg. parce que bu fekkee ne dañu nekk ci dans un monde bu nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi nekk di gis li xew ci biti di gis extérieur ni ñu dundee. pays européens yi Amérique ak fépp ku nekk gis jaloore bi fa maladie bi def yàlla di ñu suturaal ñun ñu am as tuut bu nga xam ne bii déggal nañ ko suñu kilifa yi ba yàlla di wàññi diisaayu feebar boobu naka la ñu mën a xëyee benn suba rek ñu ne dañuy manifester pour ñu dindi lii parce que autorités yi nga xam ne ñoom ñooy jël mesures yi mais ñoom jëluñu ko pour seen bopp. pour peuple bi la parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal donc su fekkee ni que ñun dañu nekk ay ndaw yu nga xam ne dañu war a respecter logique respecter ay kilifa respecter suñu réew am na lu nga xam ne ndaw yi ci seen bopp sax ñoo waroon jiitu gouvernement bi ci loolu ndaw yi ñoom ñoo waroon jël seen matuwaay ne gouvernement bi nañu imposer telle mesure na jël telle disposition parce que ñun ay ndaw lañu yoo xam dañu war a yore réew mi ëllëg dañu war a dund te dañu war a jàppale suñu askan. mais man li ma gis démb ak bërki démb ci xale yi ñu di ko def man dama ko ñaawlu trop te man xale la ñaawlu naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax. parce que vraiment mënuma comprendre nga nekk ci réew yow nga nekk jeune tu aspires à un mieux-être nga gis say kilifa di rey seen bopp pour yow ñu aar la pour nga am au moins suba nga mën a nettali li fi xewoon yow nga ne da ngay génn da ngay manifester pour ñu libérer la pour nga mën a def li nga bëgg a def te ndaw yooyu noonu allo lan lañ fiy def diggante guddi googu ñuy tëdd ak fajar lan la ñuy def ci mbedd bi allo waaw dem ci waxtu boobu le sa côté yi nga dëkk ba amul woon ay xët-xët foofu sori wuñu torop parce que xaar yàlla ak Grand Yoff même contour yi la sori wuñu dañ ko gis ci télé bi ci yéen sax la ñu njëkk a gisee ni que am na lu xew mais dama bëgg a wax ni que nit ñi dañu dellu ci waat ci yàlla nañu dellu ci waat ci suñu bopp ñu xool ni que ñun ay ndaw lañu te ñoo war a yore réew bi ëllëg jërëjëf nit ki mënuloo nag ne da nga bëgg a lii bëgg le contraire on peut pas vouloir une chose et son contraire. jërëjëf merci beaucoup. feebar bi mu ngi fii baal ma rek feebar bi mu ngi fii. nit ñi ñu ngi koy dund jeexagul ci àddina Sénégal épargné wuñu ko. ñëpp a ngi ci biir. nañu respecté nit ñi nañu respecté suñu mesures yi ñuy tegal. te nag gouvernement bi amul lu muy reculer parce que ñoom dañ leen a fal te du benn nit moo ko fal du ñaari nit moo leen fal. nañu jël peuple bi yëpp ñu teg ko en jeu ñu xam ne lan mooy majorité bi lu ñu bëgg ñu def ko nañu téye xale yi ci biir kër yi defuñu dara ci mbedd mi. yow gisatoo fi agression gisatoo fi rey gisatoo fi dara loo xam ne lii guddi la daan xew. merci beaucoup te loolu yëpp ay jeunes ñoo koy def. jërëjëf soxna si merci beaucoup.
ñeenti simili moo ñu dese alors Amath Thiam léegi ñu ñëw si beneen pàcc très rapidement mu la jëm ci wàllum honorariat gis nañ waa congrès de la renaissance démocratique ñoom Abdou Mbaye Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo demoon nañ cour suprême ñoom daal nee nañ mbir mi ànd nañu si moo tax ñu déposer ay recours naka noonu est-ce que jàpp nga ni honorariat bi daal dañ ko war a saytuwaat ñu tegaat suuf. Bon, honnêtement, je dis, décret bi jël honoraire bi xamu ko parce que déjà deux décret dafa am problème mooy décret bi ñuy contesté naan 946 ak 966 xaw ma. voilà 946 ak 976 964 ak 976 voilà autant pour moi. déjà ñu ne décret dafa am problème bii décret bi moo ko institué. bii moo ko soo jox ay prérogatives. mais prérogative bi ñu ko tëggee ci biir décret bi man gisuma décret bi maa ngi koy wóor mais moom gisuma ko mais dafa am ñuy posé question di laajte naan ku ñu def honoraire est-ce que ëllëg mën nañu la fal ministre. wala mën nga prétendre ñu fal la beneen poste de nomination daal koo xam ne da ngaa def say fonction ba mu jeex ñu genre njukkal maanaam tatagal la li ma ngi daan wax ma ngi njëkk salum dañ koy xam boo jàngee alxuraan ba pare ba kaan bi jeex ñu takkale médaille wane ne lii sa réew ñoo la ko njukkalee defal jox la ay prérogatives yaa ngi ko mën a loolu la mais man gars yi dafa am ñoo xam ne dañu Macky Sall mënoo ko demander c'est une benn prérogative boo xam ne bureau ce conseil économique social ñoo koy proposé séance plénière ñu adopté ko ñu jox ko président mu signé. mais ñu ne président moo xëy si demande Aminata Tall ñu ne mu def ko ñu ne loolu moo tax ñu ne forme bi c'est illégal ça dafa am vice de forme. waaw ñu ne forme bi moom forme mu baaxul. am tamit ñu ne loi bi ko créé jaru ko parce que règlement intérieur conseil économique et social à son article 51 à son règlement intérieur. À cette disposition 51 et 52 prévoir na honoraire moom moo prévoir sa forme bi ñu ko defee méthode bi. donc jartoon créé benn décret bi créé loolu. nan ngay créé lu ñu créé ba pare. comment on peut défoncer une porte déjà ouverte. te boo demee ci article 61. 33 oui du 15 janvier. waaw relatif au statut de la fonction publique. statut général des fonctionnaires. waaw mi ngi ci suuf ñu ngi ko prévoir. léegi nag dëkk nan lay lekkee ci kaw loi décret mënu lekk ci kaw loi. réfléchissons daal mi daal xaw na. waaw dama xamul na ñeenti rek mais décret mën na la nekkee ci kaw loi. li nga wax am na solo li ñu jeexalee benn pàcc mooy mbirum Bougazelli dem am na liberté provisoire sa commentaire très rapidement. bon c'est discutable bon décision de juge la génn na li yoon bi def yoon may na ko juge mu def ko parce que en matière de détention délictuelle en matière de délit yoon def ne en matière de délit yoon def ne bu ñu la jàppee ci kaso nga def fa loolu mandat de dépôt 6 mois. bu 6 mois yi jox te juge bi jëlul benn ordonnance benn këyit bi wane ne def nga dara wala dara defoo dara jëlul benn këyit bàyyi la bu 6 mois yi jeexee 24 heures waroo ko def ci kaso bi sinon la détention est arbitraire. d'accord loolu loolu article 127 bis du code de procédure pénale ma ko wax def na exception boobu sur celui délit mais en matière criminelle en matière de terrorisme ak en matière même loi bi nga def en matière de trafiquant de moyennant les billets de kii. dafa am de faux billets am na benn loi bu 2015. contrefaçon yeeg dafa paradoxe mais loi boobu dafa kenn xamul lu mu def loi boobu ci condamnation criminelle la mais nee na ci doxalin comme délit lañu koy doxalee mais ci condamnation bi lañ condamné comme ko def crime parce que peine bi entre 10 ans la et 20 ans peine criminelle la réclusion criminelle mais bu ñu demee ci doxalin bi dañ ne la même bu ñu la jàppee ngay def avec contrefaçon de billet bu ñu la jàppee boo tëddee 6 mois bu nekk juge bi jëlu benn acte de procédure boobaa mën nañ la génne moo ko dal te pourtant l'infraction est criminelle xoolal infraction bu nekk criminelle à la fin mu nekk délictuelle ñu procédure délictuelle c'est contradictoire le code Sénégal nañ xoolal seen droit bi. il y a trop d'incohérence. oui. Amath maa lay gërëm baax di la sant. maa lay gërëm waxtu bi jeex na di la gërëm baax di la sant ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu doon dalal tey Maître El Hadji Amath Thiam nekk juriste consultant di leen gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.